asalaamaaleykum mbokk yi safo ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy doole ak wàllu justice di wàllu yoon magistrat yu Sénégal nekk ci guddi gu bët setagul seen kër jaxasoo lool loolu yi nag li ko waral ñuy jiinante ak ndëmm loolu yi nag li nga xam ne moo ko indi rek moo di ni ñàkk moom gu ñu ñàkk moom seen bopp ki xamle loolu mooy Alassane Seck di secrétaire général bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme docteur Aliou Sow nekkoon fii tamit jëwriñ daal di koy wallu daal di xamle ni fokk nguur gi jël ay matuwaayam daal di woote ndëpp ci magistrature bi xool la ca dox ak la ca doxul ñu joyanti ko lu ko moytuwul mbir mi dina mujj ëpp loxo. dañuy daal di dem foofee yi tamit ca Sindia ki nga xam ne moo di docteur Mame Cheikh Ngom di artu lii di nguur gi ci suuf si nga xam ne daal commune Sindia ak commune Diass ñi nga xam ne ñoo di waa nguur gi ak borom barke yi jël nañ ko ci loxo baykat yi nee na nag loolu bu ci nguur gi jógul delloowaat ko baykat yi ndóol gu metti dina leen dal te yi tamit bu ñu ci jógul yi tamit musiba dina leen dal. buñ fi jógee dinañu dem ba fa nga xam ni tamit moo di Wakaam nag ña nga fa doon taxawal lii di ab jaraaf ñu ko fa doon samp lan mooy jaraaf lan mooy liggéeyam ban solo la am ci askanu lébu dinañ leen ci defal gëstu bu yaatoo yaatoo. buñ fa jógee dinañu dem ba fi nga xam ni tamit moo di Fuuta nag jàkk ja nga xam ni moom lañ fa njëkk a sanc moom lañ leen di xam leen teel tey ñu sanc ko fa ci atum 1776 dinañ leen xamal yi tamit ak almami ba njëkk foofee ca diwaanu Fuuta muy almami Abdou Kadri Kane bi mbiru wuruj bi nga xam ni moom la ñuy jiiñante ci wàllu magistrature di ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ci wàllu yoon ci biir Sénégal ki nga xam ne nag moom moo di Alassane Seck di secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains xamle na ni loolu yi dara waralu ko lu dul ñàkk moom gu ñu ñàkk moom seen bopp ñoom magistrat yi ki nga xam ni tamit moom moo di rek docteur Aliou Sow nekkoon fi jëwriñ moom xamle na ni lii yëpp nag faw nguur gi jël ci ay matuwaayam ndaxte bu wootewul ndëpp muy assise nationale mbirum magistrature dina nësax ci biim réew ñu ànd ci ak Adama Sarr ak Moussa Fall. coow ak ndoxum bi nga xamee ne jamono ji mu ngi lëmbee magistrature bu Sénégal daal dina jaaxal ñëpp nag bokk na ca kii di secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains moom sax mu jàpp ne li ni mel li ko waral bari na lool. su déggee juge xuloo ci mbedd mi xuloo comme ay chiffonnier ñu dañuy waaru day jot mi donc Sénégal jot na enfin ci situation bi ñu toll bokk mu nekk la bonne occasion une occasion extraordinaire pour que justice bi état bi jël ko en main ak beaucoup de volonté beaucoup de rigueur pour que lépp jaaraat ci yoon mais loolu yaakaar naa ni il faut vraiment être très sérieux pour le faire. kim seqaloon waxtaan wi nekkoon ay jamono ministre di Aliou Sow moom day la mu xalaat moo di faw rek ñu amal ay waxtaan yu yaatu jëmale ko ci wàllug yoon. nañu profité situation bi nii askan wi kilifa diine yi kilifa aada yi sénégalais yi nga xam ne ñoom la ñuy atte ña nekk ci kaso yeeg surtout avocats yi aussi baro bi ak attekat yi nga xam ne ni ñoom lii lim la naqaree ma ko noonu la leen naqaree ñëpp nañ daje péncoo waxewe ko ki yàlla may daraja jooju maqaama boobu nga ñëw toog ti ne xoj di ko déglu nag mu leer nañ ne kooku bu toogee xalaat ak aqulaataala am bu ko neexee tey fanaan kaso ngay fanaani bu ko neexee doo wax ak keneen bu ko neexee diw ak diw la seet si kooku réy ndey boo xam ne président de la république sax amul doole jooju. si loolu la sax mu jàpp ne ngir rek nga bokkati ci li nga xam ne moo di concours d'entrée fa nga xamee ne fa la ñuy tàggatee ñiy yëngu ci wàllug yoon faw ñu amal lii di enquête de moralité. concours boobu ñuy tànn magistrat yi nañ ciy yokk enquête de moralité boo xam ne ku nekk ku ci bëgg a dugg dañuy gëstu ba nga nekk ndaw ba keroog ngay bëgg a def loolu say jikko wala nga ñëwee tubaab dina ku sàcc bu nen boo amee jumtuwaay yu sàcc nag boo màggee di nga ko def ñu seppi leen xañ nañ ñu dugg ci ku ci dugg aussi diir bu ne ñuy enquête ci yow di xool say jikko say jëflante. justice bu Sénégal daal dina amati coow li ni mel jëm ci wàllub ger coow loolu la sax daal di dox ci diggante ñaari kilifa juge.
magistrat ya di tamanteeg ndëmb ñi nga xam ne ñoo di greffier yi banque seeni loxo ni daatuñu liggéey dafa mel ni ci wàllu justice maanaam wàllu yoon wi foo laal day metti ñoom nag greffier yooyee lu mat ñaari weer a ngi nii liggéeyuñu ñu jël nag ñeneen ñu ñuy tuddee ay greffier ad hoc teg leen seeni place ñooñee nag naam ñu ngay liggéey waaye liggéey ba taxu leen koo mokkal ba tax na ñenn ci askan wi dañuy am jafe-jafe yu metti ngir jot seeni këyit ñu daal di dem ci gëstu bi ñu fa Boubacar Dieng defal. Parce que depuis 8 mois, je cours derrière le tribunal pour un certificat de nationalité pour mon beau-frère. ak xol bu jeex la góor gi di waxee moom mi le ay bés yu bari jàll na bés bu jot muy ñëw fii ci tribunal bu Dakar wante daal kayit gi nga xam ne mu ngi koy wut ci fii ba léegi amagu ko. ne ñooñu xamuñu dara ci dossier yi xamuñu ci dara xamuñu dañuy toog bureau yi rek c'est des figurants rek ñu war toog rek. daa boo ñu ne gars yi dañuy grève alors rek ñu xamuñu lu ñu lay répondre non même pas de réponse loolu muñal rek muñal jusqu'à quand. ci gis-gisu Babacar Fall itam donte greffier yi nga xam ne dañu doon amal ab grève remplacé nañu leen wante ba léegi daal dafa mel ni mbir yi dafa gën a yéex. non fii moom ku baax naa la xamal benn affaire boo fi ñëwee moom di ut këyit moom mënoo ko fi am actuellement nii c'est au ralenti papier administratif yeeg ak audience yi yëpp dafa nekk au ralenti. Omar Mati Diaw moom di ragal sax ni kayit yi mu fi déposé woon boobaak léegi mat na juróom-ñetti weer ñu mujjee daal di nax saay. liggéey bi daal dara doxatu dara audience yeeg dara doxatu depuis 8 mois ñun suñu dossier yëpp a ngi stagné fii jugement d'hérédité yi ñu ngi taxaw certificat de nationalité dara dematu 8 mois nga toog di topp si ay dossiers yoo xam est-ce que bu reprendre sax di nga fekk dossiers yi dinañ nekk en place. si fukki fan ak juróom si weeru juin ba léegi ñi nga xam ni greffier yi dañoo nekk en grève ñu daal di leen remplacer ak ay greffier ad hoc gannaaw bi ñu leen amalee benn formation accélérée ci diiru ku fukki fan wante daal dafa mel ni ba léegi mbir yi dafa tàggatémbe am këyit ci tribunal bu Dakar doon lu metti lool ci bu ñu sukkandikoo ci askan wi nga xam ne ñoom lañu dajeel ñoom ñii sax ba léegi mbir yi di metti ci ñoom. dañ naan yow dem ba fële ca Kolda foofee nag ca commune ba ña nga fa amaloon njëmbatub garab ñi nga xam ne ñoo di eaux et forêt yi ànd ak ñenn ñi nga xam ni rek dañuy yëngu ci wàllu gàncax geek àll bi ak ñenn ci way politique yi ñi ngi wër yenn ci barab yi doon fa jëmbat ay garab loolee nag lu ñu bëgg mooy naatal diwaan ba Seydou Diatta. lu ko dalee buntu gouvernance ba ci jardin public diwaan gi jaare ko garage bu njëkk ba woon ci dëkk bi. lu jege ñetti téeméer garab la ñu jëmbat ngir fësal seen ànd ci digle njiit réew mi jëm ci jëmbat garab. ñi jënd nañu appel bi dëgg nañu ko planté nañu parce que président de la république keroog le 9 août passé dafa ne désormais autorisation de construire dina fexe loi bi nekk ci ne kenn ku ne boo nga am sa kii bi ñu bind ci da ngay jëmbat garab sa kanam kër wala sa biir kër. loolu nag lu rafet la ñun ñee ànd nañu ci te ñu commencé ko fii Kolda place publique yi. le président Macky Sall bi ñu sant di ko gërëm di ko ñaanal vraiment yan na ko yàlla fay parce que lu mu defal fii Sénégal li mu defal Casamance naturelle en matière d'infrastructure surtout zone bi nu mu meloon tey boo fi ñëwee nga xam ne vraiment amul lu ñu mën lu dul di ko reboiser. Parce que ici, ça peut être un espace vert extrêmement important. ñu ñëw wuyu si c'est normal ñu ñëw wuyu si président parce que suñu président la loolu c'est normal ñu def ko parce que nit ki boo wàccee sa ànd rek nga yëg ànd jàmbur te boo yëgee ànd jàmbur nga toj ko parce que gars yi dañuy ne ñun menuisier ñoo jeexal àll bi te or ko àll bi dafa am ñu ko bokkal donc ñu ni tamit dañuy ñëw bokk ci li ñuy naan reboisement. jëmbat garab du lu bees ci gox bi ay atangi ñu ngi koy amal waaye bari na yu dul mucc ndax ñàkku toppatoo. ba tax na ren ñëpp fësal seen taxawaay ngir loolu yëpp dagg. suñu ministère mooy ministère du développement durable bëgg nañ lépp lu ñuy def pour ñun mais pour ñuy ñëw ëllëg. soxla garab da nga ñëw ci eaux et forêt mun nañu la jox garab jàppale la pour won la naka nga koy jëmbatee te mu réussir. jël naa sama benn garab bi seen benn cocotier man maa koy suivre personnellement fii Kolda. Mampati ne def naa ko defaat naa ko parce que jëmbat baax na mais aar ko ba mu màgg moo gën. naam yàgg nañu amal liggéey bu nu mel waaye néew nañu gis askan wi fësal seen bëgg-bëgg tàggoo ak jëmbat te muy dee.
Kolda di jëmbat garab ñi nga xam ne ñoo di waa Sindia ak waa Diass nag ñoom gisuñu suuf ba di ca jëmbat garab wala bokk ba di ca def seen activité mbay loolu yi nag li ko waral mooy ñenn ci borom barke wi ak ñenn ci waa nguur gi ñoom ñoo jël li nga xam ni moo di suuf sa akimoo ko ba tax na docteur Cheikh Ngom mi ngi woo nguur gi ngir ñu delloo baykat yi suuf si ndax ñoom amatuñu lenn te loolu yi nag tànk dakkul seenu ndóol day gën di yokk di gën di jëm kanam Aliou Kane. daanaka benn suuf desatul ci Saafeen muy gox bi nga xamante ne mu ngi dalee Diamniadio jàpp Mbour ak it Thiès ba jëm ci Somone ñetti gox yi séq ko muy Dakar Mbour Thiès li ko waral nag moo di suufu askan wi dañ ko nangu te kenn waralu ko lu dul agro industrie yi collectivité territoriale yi ak ñii di promoteur immobilier yi. daanaka nguur gi projet yi mu indi yépp daanaka dafa laal suñu suuf indi nañ fa projet AIBD wax nañ fa la zone économique intégrée pôle Daga Xolfa le port de Ndayane lagune Somone bi nga jël Vanous périmètre maraîcher layus lañ ko jox ci àllu Bandia bi ak forêt de Thiès le pôle de Malicounda ak Kignangour nga jël usine gros poto ba ñu def côté Thiambox jël nañ fa ñeenti junni hectares nga jël forêt Bandia tolloon na ci fukki junni hectares ak benn actuellement la fa des juróom-benn ñetti junni moo fa des lépp joxe nañ ko lii jox nañ ko réserve animalière léegi jox nañ ko carrière yi forêt wu Thiès ñëpp xamoon nañ ko mais forêt Thiès pour les besoins de l'aéroport lépp sax-saxee nañ ko SNHLM am na fa SICAP am na fa coopérative ASECNA am na fa. ay jeexital nag am na ci rawatina ci wàllu koom-koom ndax gis na ne loolee dafa tax askan wi gën a ndóol. ñun tey amatuñu suuf su nga xamante ne moom la ñuy bayee amatuñu suuf suñuy defee suñuy sàmm mu ngi ñuy toroxal àll bi tey suñu jigéen ñi kenn mënatul dugg ci àll bi kenn mënatul taxani kenn mënatul dem witt yi nga xamante moom lañ daan jaay ci tali bi kenn mënatul dem am lu nga xam moom ngay sàkkate sa kër àll bi daanaka boo fay dugg sax da ngay tiit ndax mine de carrière bu ñu explosé rek mën nañ la rey finalement kenn duggatu ci àll bi yëpp joxe nañ ko. lii di étude d'impact environnemental et social su dee def nañ ko ci ay kàddoom wérul te sax gëm-gëmam moo di amut ba tax na mu ngi woo nguur gi ñu lal ay waxtaan ngir jëlaat suuf si nga xamante ne askan wee ko moom ñu delloo ko. dañuy dem ba marché Tilène foofee nag la ñu fa ràññee moo di ni daal ay xeetu parfum di ay déodorant chambre moom bari na fa lool ci jamonoy tàngaay wi nag dafa mel ni jigéen ñi loolu daal moo leen gënal li nga xam ni moo di ànd yi nemm leeg doggali gaa yi jëfandikoo tuñ ko cuuraayu jidda wala bokk cuuraay bi ñu tuddee nakk ak yu ni mel kenn xeeñatu ko lu ko waral nag moo di daal déodorant yi la ñu jël pis ko ci néeg yi nee nañu nag moo gën a woyof te tamit baax na ci tàngaay wi Satu Diak ak Moussa Fall doxante nañu ba marché Tilène. ci jamono tàngaay gi li nga xamante ne mooy ay parfum de chambre moom la ñuy gën a utiliser ndaxte li nga xamante ne mooy cuuraay dafa diis lool commerçant bi nag moom mu ngi xamal ne mu ngi jaay ay parfum de chambre am te amul ci benn jafe-jafe. waaw bu dee tàngaay bi moom comme période tàngaay bu ci tolloo nii moom cuuraay bi daanaka dootul doxante bu baax parfum chambre yi moom la ëpp lu ñuy jënd quoi. waaw am na ciy léger. am na ci yoo xam ne xaw na fort tuuti mais terewul moom parfois ñii dañuy bëgg lii ñuy bëgg lii moo tax yëpp la di mélange di ko jaay mais parfum chambre daal moo ci gën a dox moom. waaye prix ça dépend rek am na 750 1000 francs 1500 2000 2500 3000 ba 5000 am na prix bu ne ça dépend ci client bi bu mu bëgg rek nga proposé ko boobu quoi. soxna yu bëri nag ñu ngi jël li nga xamante ne mooy parfum de chambre di ko parfumé woo ndaxte gis nañ ni que moo gën a oyof ci tàngaay bi. parfum chambre yi ñoo gën a jar ak lavande yi yoo xam ne maanaam moom la ñuy tuuroo am na parfum yoo xam ne soo ko parfum da ngay mel ne nga suuroo cuuraay te suuroo cuuraay am na ñoo xam ne bëgguñu foor itam dañuy jël yu xaw a léger yi xam ne dañ koy parfum du leen def dara waaw am na ñu koy def bëri na trop da ngay dugg si car wala dugg fenn mu xam ne carrément yow parfum chambre bi la parfum da nga koy xam yow mu koy liggéey da ngay xam ne parfum boobu la parfum. cliente bi nag mu ngi xamal ne li nga xamante ne moo di désodorisant du parfum de chambre moo gën a yomb a utiliser. parfum de chambre yi moom ngay gën a utiliser xam nga tàngaay bi dafa tàng des fois xam nga doo am envie boyal am na ay charbon mais doo am envie boyal mais parfum de chambre yi ñoo gën a efficace ndax des fois boo yeewoo noonu rek doo am kii pour boyal da ngay ñëw rek pompe gauche droite rek affaire bi di ñëw. jaaykat bi nag mu ngi xamal ne li nga xamante ne mooy parfum de chambre yi moo gën a jar. moom laay gën a utiliser tàngaay bi te damay jaay daal
sama clientèle yi moom lañ may laaj tout le temps prix non seerul moom dëgg yàlla boo ñëwee dañ la koy wàññi. ginnaaw ñu jot a waxtaanal gis neen ni que li nga xamante ne mooy parfum de chambre moom la ñuy gën a jënd ci tàngaay bi soxna yu bari nag daanaka li ñu gënoon tàmm mooy def cuuraay waaye nag ngir moytu li nga xamante ne mooy tàngaay boobu ñoom li leen gënal jamono ji moo di ay parfum de chambre ba tax na li ni mel jar na lool. jërëjëf Aïssatou Diack parfum de chambre am na solo waaye digijee ak goowe gu ñu xooc ak yeneen yooyu tamit di goudron ak nak ak cuuraayu jidda boobu am na solo lool ci biir kër yooyu nag bu ñu koy faral di bàyyi dañuy daal di dem ba Touba ànd ak waa service d'hygiène ñoom nag am nañu jumtuwaay yu am solo yu nga xam ni génn nañ ko ngir xeex ak lii di coronavirus bi loolee nag dañuy daal di rek pompe dëkk ba daal di tàggale nit ñi ak lenn ci doomu jàngoro yi loolu nag ñu ngi ci ànd ak USAID am na ñetti région yu nga xamante ni taamu nañ leen ci région de Diourbel bokk na ci ngir rek fexe ba lii di coronavirus bi bañ di law góor a ndaagloo ceex na fay fàggandiku ba ci ñàkk mbasum coronavirus loolee di gën di fës ci dëkk bu sell bi ginnaaw ba service d'hygiène déployé jumtuwaay yu am solo ngir xeex ak bépp jàngoro rawatina mbasum Covid-19. ci xeexu Covid bi service d'hygiène am na ay équipe yoo xam ne dañu nekk ci centre de traitement yi fi nga xam ne fi la malade yi ne su ko defee di dimbali ñuy faj ndax ñiy faj dañoo exposé wu ci virus bi buñ leen amul ñu leen dimbali jàppale leen mën nañoo jël virus bi donc dañ leen di dimbali ci ni ñu solee seen blouson yi ni ñu koy sumee di traité barab yi ndax foofu tamit service virus bi mën na nekk ci jaww ji déchets yi nga xam ne moom la ñuy produire foofu tamit ñu di ko mën a éliminer ci condition yoo xam ne daal du wàll nit ñi du wàll population yi te loolu service d'hygiène daf koy def ci structure yi mais bu loolu jàllee li ma fàttali woon léegi buñ génnee barab yi nga xam ne nit ñi dañ fay dajee tamit dañ koy pomper école yeeg mosquée yi structure de santé yi muy liggéey bu am solo boo xam ne nii tey nag ñuy lancer nag opération boo xam ne nii danoo am sunu benn partenaire projet bu nekk USAID ñu koy wax médicament technologie et produits pharmaceutiques boo xam ne gisoon na service d'hygiène liggéey bu am solo bi muy def waaye gisoon na ne tam service d'hygiène soxla na ñu jàppale leen ngir liggéey bi gën a baax ci leen ñëwee waxtaan ak ñun wax ñu fi nu mën a jàppalee ak yenn anam lañ ko defee ñu ne ñu mën na loo fexe ba seen agent yi ngeen am yëpp ñu former leen ci liggéey bi ban gën koo man tàggat leen ba nga xam ne fu agent service d'hygiène nekk rek buñ ko doon fëgg jógal rek fekk na xam na li mu war a def. ci noonu kilifa yi nguur gi nekk ci Touba rafetlu taxawaayu naka noonu doxalinu service d'hygiène ci jamono ya crise sanitaire bi léegi. yàggul dara bi ma tàmbalee en tant que autorité administrative di jot véritablement ay plaintes et complaintes ak ay sollicitations d'indulgence maanaam nit ñi wut ndimbal pour ñu dimbale leen ci yenn kii yu service d'hygiène di def ci la comprendre effectivement que le service d'hygiène au niveau local à travers le capitaine Keita est en train de faire de très bon boulot parce que population boo leen déggee rek kon xamal ne am na service yuy liggéey donc ma leen di féliciter bu baax a baax ndax gis nañu rôle bi nga xam ne joué nañ ko à travers le capitaine Keita ak équipe am bi mu nekkal fii yëpp au niveau de l'arrondissement de Ndam véritablement ci appui bi nga xam ne def nañ ko considérablement ànd kook les autorités sanitaires ci lutte contre la Covid-19 bi nga xam ne mbas la moo xam ne ñu ngi ñaan yàlla mu bañati fi am. ci Touba kilifay administration bi naka noonu ñi jiite diine ji takku taxaw boole seeni doole ngir xeex la waayu coronavirus ci dëkk bi lii. jërëjëf Ngor Ndaklo dañuy del siwaat fii ci Ndakaaru daal ni yolos dem ca tund lébu ya dem ba fa nga xam ni moo di Wakaam fekke yi tamit lii di sampub jaraaf Mamadou Gueye lan moo di jaraaf lan mooy taxawaayam ci kanamu askan wi lan mooy soloom ci askanu lébu ñu ànd ci ak Ndeye Nancy Diouf. askanu lébu dañoo am seen gouvernement bopp te njiit ba ñu ngi koy oowee jaraaf ñu ngi fii ci Wakaam ci biir këru jaraaf bu bees bi ñu doon samp tey dëkkub lébu gii di Wakaam am na juróomi jaraaf waaye nag doonul ku mu neex rek nga doon jaraaf. xam naa ne man li nga xam ne moo ma concerné dama war a falu ci papa ak ci yaay te soo gisee ma def ko
parce que am na ñu fi newoon toog naa lu yàgg defuma ko waaye comme ni nga ko xamee xam nga ne Wakaam demewul ni mu war a demee ndax saa yu ne yaa ngi dégg coow li rek ah man ma yaakaar ne su ma ñëwee dinaa nekk benn régulateur social dinaa nekk benn unificateur en tout cas jéem a boole nit ñi Wakaam nekk benn jàmm ja Wakaam amoon may ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu jaaral ko ci man pour que jàmm jooju dellu si. samp jaraaf du mbir mu yomb ndax rek ay étapes yu baree bari la laaj. boo bokkee ci kër wala ci sant boo xam ne yu jaraaf nga war a doon am na préparation bu war da ngay nekk magam kër war a fal ñu fal la ña lay fal ña si jiitu mooy say mbokk am na ñoo bokkal ndey ak baay am ngay doom baay am nga ñoo xam ne ñi ñoo la sës rëkk si yow ñooñu ñoo lay jàppale ba li nga xam ne war nañ kaa def si yow yépp ñu def ko si yow donc lépp lu si nekk nag ab étape la comme ni may waxee buñ ko waxee rek sa kër ba day daal di dem télé du ko dégg de am na fooy jaar ay jaaruwaay luñ lay solal luñ lay summi luñ lay diw luñ lay takkal ba bésëb tey bii ñëw ngay door a sottal na ñi ñu ne diw jaraaf. ana naka la génération bu bees bi njàngatee rôlu jaraaf xale bu jigéen bi moo ñu ci indil ay leeral. jaraaf yi ñoom problème bu amee ñoom ñoo koy régler ñooy joxe terrain yi ak yeneen ak yeneen. askanu Lebu baaxoo nañoo doon ay nappkat wala tamit ay béykat ci ñoom jaraaf mooy représenté président titre boobu nag nit ku dëggu te fonk dëkkam lañu koy dénk lu gën a bari. ñu àddu jëmalewaat ci musiba mbaba kumba ba amoon ca Tiwaawan ñett ñu bokk genn kër daal di faatondoo ca biir kër ga ñi nga xam ne ñoo di police scientifique demoon nañu ca barab ba ngir rek saytu mbir moome lan moo ko waral waaye nag la ñu ca jàpp rek moo di ni kii di Cheikh Kane dafa faat jabaram faat doomam daal di pendre boppam loolee nag ki nga xam ni rek moom moo di psychologue bi dellu si na ci pour jéem a xool lan moo ko waral moom gëm na ni li ñu tuddee crime passionnel crime boo nga xamante ni daal ak mbëggeel gu jéggi dayoo moom moo ko waral Moussa Ka nañu dellu siwaat ci moom ci kelu askan bi moom ak El Hadji Malick Cissé. xamaguma lan moo waral crime bi mais mun na nekk ñaari mbir yoo xam ne mun na am même bu dee mun na am ay justification yu bëri en matière de criminologie. ñu koy gis sax ci image yi. waaw ci image yi waaw. voilà effectivement. ak gis ak police scientifique. waaw périmètre de sécurité bi nga xamante ni teg nañ ko. waaw ñu ngi daal di xool. voilà merci loolu am na si njàngat bu gën a gàtt bi nga xam ne moom lañ war a teg yu mel ni bu amee. mun na doon li ñuy wax crime passionnel. oui crime passionnel mooy nit ki peut-être affaire passion bëgg-bëgg bu ëpp boo xam ne peut-être mu am déception si nit. war na mun a tax mu def loolu loolu crime passionnel la dans le cas du crime passionnel dina fekk nit ki nag effectivement centre de commandement bi nga xam ne moom mooy doxal nekkatul xel mi waaye dina nekk xol bi mooy doxal nit waaye nag ñun xam nañ doomu aadama moom saa yu xol bi commandé acte yu muy def xam nañ lu si topp erreur lay doon mooy cas crime yi nga xam ne dafay am. alors ñu nemmeeku ni mbir mi dafa commencé bari. peut-être ma waxaat beneen cause bi. mun na doon également li ñuy wax crime justicier maanaam crime justicier mooy bi nga xam ne dañ la koy def mu métti nga bëgg koo faj ci saasi. ñu àddu jëmale ci tolluwaayu jàngoro ji ci altine tey ji ñetti nit ñàkkaat ci seen bakkan limuk ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar juróom benn fukk ak ñeenti cas yu bees am nañu ci bésub tey bi ñu ràññee ca ñaar fukk ak juróom-ñett yu ñu tuddee cas communautaire am jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàllu docteur Mamadou Ndiaye dellu si waat ci faram-fàcce bi. ci juróom-ñett téeméer ak fukk ñett test yi ñu jot a def. ci ñooñu positif am nañ ci fanweer ak juróom-benn cas contact mooy ñi nga xam ne am nañ feebar bi fekk dañoo jaxase woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci li ñu tuddee cas communautaire ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne seen lim nii la tëddee ci gox wala ci quartier yi may waaj a lim
Dakar Plateau am na ci ñett Kédougou am na ñaar Liberté 6 am ci ñaar Richard Toll am ci ñaar Ziguinchor am ci ñaar Castor am ci benn Île de Gorée am ci benn HLM 1 am ci benn Kaolack am ci benn Kolda am benn Liberté 5 am benn Mariste am benn Mbao benn Mbour benn Mermoz am benn Ngor benn Rufisque benn Saint-Louis am benn Sédhiou benn Sicap Foire benn Sokone benn ak Pout am benn téeméer ak ñeent fukk ci malade ñi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom ñu nga réanimation ñett malade ñàkk seen bakkan bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan tàggat yaram ma fas yéene ci ànd ak suma turando El Hadji Malick Diaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Malick Diallo. dañu koy dooree ak Idrissa Gana Gueye di doomu Sénégal bi di football ca Paris Saint-Germain gis nañu ni jamono yi daal lu ci bari ci banc bi lay topp ñu bari di xalaat sax ni bu moytuwul dinañ ko buux ba mu génn équipe bi loolu yi nag lu ci ko waral. loolu li ko waral du leneen lu dul li nga xam ne moo di baisse de forme jamono ji gi muy wane gannaaw ba nga xamee ni jóge na ci ab blessure ci fàttali ci Ligue des Champions bi ci diggante Paris Saint-Germain ak Atalanta loolu la waral li nga xam ne moo di kii di Ander Herrera wala Paredes wane seen bopp ci li nga xam ne moo di quart de finale ak wala boog demi finale ak finale yi nga xam ne moom lañ daal di jogante kii di Idrissa Gana Gueye jotul joué ci benn ci ñaari match yooyu loolu la waral ñu bëri jàpp ne moom Idrissa Gana ndax xam nekkul di jublu fi nga xam ne moo di banc de touche bi wala sax jóge fi nga xam ne ni moo di Paris Saint-Germain kii di ancien entraîneur Linguère de Saint-Louis moo xam kii di Amara Traoré moom jàpp na ni Idrissa Gana Gueye baisse de forme bi mu nekkee mënta ñàkk mu jóge Paris Saint-Germain bu fekkee ne bëgg na leen ci li nga xam ne moo di haut niveau dañ koy daal di teewlu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gana? Il a fait ça sur un match avec le Real de Madrid. Donc ça veut dire que Gana a le niveau. Mais le problème de Gana, après Gana, il a perdu son audace. Parce que son audace, c'est-à-dire que Neymar, comment ça s'appelle Di Maria, Mbappé, il a trop respecté ces garçons-là. Gana, maintenant, après, il joue à une touche, deux touches de balle, et ça, c'est pas le jeu de Gana. Gana, c'est quelqu'un qui organise à part. Gana, c'est un 6 moderne qui organise à part de derrière. Maintenant, Gana a perdu cette confiance-là. Après, maintenant, critique après critique, Gana n'osait plus. Mais Gana, il a su ses qualités. Maintenant, tu m'as posé une bonne question. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça? Maintenant, soit il a deux solutions. Soit il reprend confiance et il se bat pour rester au Paris Saint-Germain, ou bien, s'il ne peut pas faire ça, moi j'ai le conseil de changer de club. Parce que s'il change de club, pas de club, ça c'est les Sénégalais qui parlent, quoi. Et sinon, l'innovation, on va le perdre, il ne sera pas compétitif. Et maintenant, en tant que Sénégalais, je préfère qu'il change de club, qu'il a plus de temps de jeu, qu'il prend confiance, et ça va nous revenir bénéfique, quoi. Amara Traoré daal nee na kon na Gana gën a góorgóorlu ba jëlaat place am lu ko mooy mu changé club ngir mën a wéy di football ba équipe nationale buñ ko soxlaa fekk mu nekk ci forme bu baax dañuy daal di àddu jëmale ba tey ci Ligue des champions mu mel ni que waa UEFA xam leen nañu li nga xam ni moo di 11 types de la saison maanaam fukki joueurs ak benn yi gën a xereñ yi nga xam ne daal buñ leen sampoon ci équipe gagné leen dina jafe. loolee gannaaw final gi ñu amal ni ki démbale ci diggante Bayern Munich ak kii di Paris Saint-Germain loolu la waral ni ki ëllëg gannaaw ba Bayern na daanee kii di Paris Saint-Germain benn bal ci dara day daal di génnee 11 type UEFA ci atum 2019-2020 muy équipe boo xam ne ñeent ñi ca Bayern Munich la ñuy daal di nekk yeneen ñeent ñi daal di nekk fi nga xam ne moo di Paris Saint-Germain moo xam Manuel Neuer Joshua Kimmich Serge Gnabry ak Robert Lewandowski ci booru Bayern ci booru Paris Juan Bernat Presnel Kimpembe Marquinhos ak ki nga xam ne moo di Angel Di Maria ñoo ca daal di nekk kii nga xam ne wala bokk mention spéciale boog dañ koy daal di jàpp pour Marcel Sabitzer ma nga xam ne ca Leipzig day daal di nekk ak Erling Braut Haaland ma nga xam ne dafa daal di nekk foofee ca BVB maanaam Dortmund kii di Raheem Sterling bu Manchester City moom mooy daal di composé li nga xam ne moom mooy daal di bokk mottali li nga xam ne moo di composition ci fàttali 11 type Ligue des champions ni ko atum 2019-2020
alors ñu daal di wax ci njënd meek njaayum joueurs yi li ñu tuddee mercato mu mel ni que ñii di Barcelone dañu toll ci defaruwaat jël Ronald Koeman mu nekk seen entraîneur mu mel ni ci defaraat boobu am na yenn ci joueurs yu ñu bëgg a tàggalool te kenn ci ñoom mooy Luis Suarez. Luis Suarez saf-sàpp ci li nga xam ne moo di gémmiñ yi foofee ca Catalogne maanaam foofee ca FC Barcelone ndax moom mi dafa mel ni dafa bokk ci liste bi nga xam ne jamono ji moom la waa FC Barcelone nar a génnee ci effectif bi te kii di Ronald Koeman nekk bokk ci boppu projet bu bees bi moom ak direction bi lee di Josep Maria Bartomeu moom mi nga xam ne jamono ji day bëgg raxasaat bu baax li nga xam ne moo di vestiaire yi ci noonu génnee ay cadre yu ci am solo lu ci mel ni El Pistolero moom lay ngeen di seen ci fàttali di ñaareelu joueur mi nga xam ne moom moo ëpp salaire foofee ca FC Barcelone gannaaw Lionel Messi te ni ki lundi gilee ñu jàpp ne rek information googule kii di rajo catalane moo xam RAC1 moom da koy daal di confirmer ñu jàpp ni tacticien néerlandais bi moom mi nga xam ne ay fan rek la amagum ci boppu FC Barcelone boobule jot na sax waxtaan ak ki nga xam ne moo di El Pistolero moomule di Luis Suarez xamal ko ci boppam ni yaakaarul ci moom ngir saison bi nga xam ne moom la ñuy daal di jublu di saison 2020-2021. ñu daal di àddu ba tey rek desandi ci li nga xam ne moo di njënd meeg njaay mi mu mel ni déggoo am na diggante Chelsea ak Bayern Leverkusen ci transfert ki nga xam ni mooy Kai Havertz. mun nañ jàpp ni sax Chelsea dafa daalul di perdre benn yoon li nga xam ne moo di temps ndax boobu lay waxtaan tàmbali na ko laata saison bi di jeex maanaam saison 2019-2020 gi ci fàttali ñoom club londonien bi jot nañu boucler li nga xam ne moo di transfertu Hakim Ziyech moom la ngeen di seen ak ki nga xam ne moo di Timo Werner moom mi lay jógee fa nga xam ne moo di Leipzig kon ñaari élément yu am solo moom la Chelsea daal di boucler ci loo xam ne mi ngi toll ci 100 millions d'euros ci seenu koppar waaye nag ñoom dafa mel ni jeexalaguluñ ci li nga xam ne moo di transfert yi ndax jamono ji ci mercato estival 2020 bi le ñu ngi waxtaan bu baax a baax ak ki nga xam ne moo di Kai Havertz ma nekk ca Bayer Leverkusen te Sport Bild daal di confirmer ni ñoom ñeene jot nañu am déggoo ci ndaw loolee nga xam ne mi ngi toll ci ñaar fukki at ak benn am lu toll ci fukki but ak juróom-ñaar ak juróom-ñeenti passe décisive ñu jàpp ne rek ñoom ñi lee ñaari camp yi moo xam Bayer Leverkusen ak ba Chelsea ñoom jot nañu déggoo ci lu toll ci 80 millions d'euros ak 20 millions yoo xam ne yooyu lee ay koppar lay doon ci wàllum bonus. mu mel ni que rek Chelsea ñoom dañoo xaw a rakkaaju ci wàllu njënd mi ba mel na ni défenseur brésilien bi nekk ca Paris Saint-Germain di Thiago Silva mi ngi jege Chelsea bu baax ndax waxtaan wi sori na. loolu waxtaan wi sori na Malick Thiandoum ndax moom Thiago Silva ni ki démb jot nañu ko dégg ndax loolu le moo doon matcham bu mujj ci finalu Ligue des Champions wala it ci maillot Paris Saint-Germain waaye nag ni ki tey wala boog moom ñu ngi ko doon dégg sax ci club bu mel ni Fiorentina foofee ca Italie waaye ni ki tey dañuy daal di jàpp ne rek moom Thiago Silva day daal di déggoo ak ñi nga xam ne ñoo di Chelsea loolu le waa Sky Sport ñoo ko daal di yëgle ni ki tey ci suba club anglais bi day tolloo day proposer benn atum contrat ak benn en option ak salaire bu toll ci 10 millions d'euros muy signature bu am solo pour Thiago Silva ndax dana dem ca championnat boo xam ne musu fa dem toll ci 35 ans amit salaire bu am solo ndax mi ngi am salaire u 10 millions comme ni ñu ko waxee yooyu lee bokk na ci yi nga xam ne moo tax Thiago Silva jamono ji jege loolu Chelsea wala bokk signature am fu mu ne soreetul pour rejoindre ñi nga xam ne ñoo di clubu Abramovich boobule ca Angleterre. njënd meeg njaay mi tar na millions yi ngay tudd maa ngi miir fi ma toll nii ku yebbu daal jàngal sa doom football. am na solo am na solo ay ca ñu daal di ñëw ci suñu rubrique découverte. dañuy daal di dem ba fa nga xamante nii nag moo di Fuuta foofee nag dañu fay daal di dem xamalante leen ak jàkka ja njëkk ca diwaanu Fuuta jàkka jooju ñi ngi ko sos ci atum 1776 ki nga xam ni tamit moo fa nekk almami bu njëkk mooy Abdou Kadri Kane ñu ànd ak Amadou Oumar Diallo ci découverte. Kobilo benn dëkk bu nekk ci Fuuta dëkk boobee dafa denc histoire bu rëy ci wàllu diine jàkk bu ñu njëkk tabax ci Fuuta ci dëkk boobu la nekk rawatina almaami bu njëkk ci Fuuta foofu la bàyyoo Mahmoud Kane kenn ci imaam yi ñëwatina ci taarixa Abdul Xaadir Kane depuis 1776. mun nañu wax dëkk bii ci Kobilo 13e siècle la te tamit moom ay waajuram fii lañu dëkk fii lañu juddoo fii lañu dëkk ci biir Kobilo mais moom yàlla def na nag moom fu mu juddoo ci Paafa Warma la mooy ci Saalum mais mu ngi jàngee ci Xaali Amar Faal
jaar na fa mais nag gannaaw bu mu jógee gànnaar gannaaw loolu nag comme moom la ñuy wax moom moo tabax jumaa ji 1776 révolution Torobe la ñuy wax ñoom Cheikh Souleymane Baal munoo wax almaami Abdul Qadiri fekk waxoo Cheikh Souleymane Baal munoo wax almaami Abdul Qadiri fekk waxoo Abdul Karimu Jaabando ci Seeno Paalel munoo wax almaami Abdul Qadiri fekk waxoo Alpha Amar ñeneen ak ñeneen munoo wax almaami Abdul Qadiri fekk waxoo Saydu Antumani mooy Papa Cheikh Oumar. moom imam Mahmoud Kane dellu si na si doxalin bu baax organisation boo xamante ne njiit boobu lu mu doon defee maanaam bonne gouvernance bu ñu wax léegi. jiite diriger Fuuta mais moom dafa bañ ba tëdd ci naaj mu ne moom loolu moom du ko nangu ñooñu nag ñu ne bu fekkee nag nanguwoo dañ lay teg ci kaw yoon gannaaw loolu nag histoire yu bari mu ngi ci. comme bugguñu guddal la rek dañ koy gàttal mais dugg na ci xalwa ba yàlla won ko ci il faut que moom mooy jiite mais tamit bu jiitee tamit ci lay des ci lañ koy rey mu ne comme nag boo nekkee jiit boo jiitee di nga defar di nga yàq yàlla rek moo mot ku mu motal nga mot gannaaw loolu nag moom comme nag day jiite am na foo xam ne mun na fa defar am na foo xam ne mun na fa yàq bu fa yàqee yàlla bu ko téyee ëllëg dina ko buggal mu ne comme nag dañ ko cee rey kon nag sahid lay doon loolu moo tax mu nangu bi mu nangoo nag 33 ans moo dirigé Fouta 33 ans moo dirigé Fouta tabax tamit 33 mosquées 99 wali yu mu ngi tëdd fii ci lu ñu xam te tamit luy seede ñëpp ñu xam ci wàllu Fouta ku ñuy wax Ceerno Mama Aw ci Ceelaw waxoon na ne bu fekkee tamit yàlla may na ko ba mu ñëw fii ci Kobilo egsi ci cimetière yi ku nekk dina wax ne fii nga kii waliyu la kii waliyu la kii waliyu la loolu day na seede te tamit loolu moom dañ koo fekk fii sunuy mag yi di ko wax te tamit lu leer la fii tamit bérébu barkeel la jumaa ji bérébu boo xam ne bu ñuy barkeelu la ay waliyu yu mag jaar nañ fi te tamit ñoo xam ne sujuudu nañ fi yàlla ñëpp xam nañ ko am na fu nekk la ñuy jógee di ñëw di ziyaar si fii tey nag ku ñu yàlla jiital fii ci biir jumaa ji mooy sunu imam ratib mooy Alpha Siré Kane kooku mooy imam ratib bi mu ngi am léegi 82 ans à 80 ans. bu ñu delluwaatee si histoire Abdul Xaadir Kane jàmbaar la woon si jàmbaar yi ci atum 1776 la doon premier almaami di Fouta moo tabax jàkk bu njëkk fii ci Fouta moom de da doon ànd ak Thierno Souleymane Baal Abdul Karim Diawando Alpha Amar Seydou Antoumani kookoy Papa Cheikh Oumar jiite na Fouta lu toll ak fanweer ak ñetti at moo tabax fanweer ak ñetti jàkk léppam si diine islam la ko tegoon ci armel Kobilo 99 waliw ñu ngi fi tëddee jàkk bi de depuis 1776 ba léegi musul changé te nit ñi ñu ngi fa di julli. Kobilo dëkk bu tedd nga xam ne juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti wàll yu ñoo fa tëdd yàlla nañu yàlla tas ci seen barke foofu la ñu yemalee xibaar yi daal di jox lenge yi ki nga xam ni moo di Xalifa Jaxate di leen jox dig daje suba incha allah ci yeneen xibaaru marax